asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ci seen télévision la RTS 2 comme ni ngeen ko xamee nag 15 jours bu jot ñuy ñëw ak yéen ci li ngeen xam ne moom moo di seen émission bii ngeen taamul seen bopp muy côté cour côté jardin ñu ngi fii ci Sacré-Cœur 1 ñëw nag seet si ki nga xamante ni leen nii moom moo di docteur Alioune Sarr yéen ñëpp ngeen gën koo xam ci nekk président CNG tey moom la ñu bëgg a ñëw découvrir kan mooy docteur Alioune Sarr lan ngeen xam ci moom waaye aussi tamit lan ngeen xamul ci moom léegi nag dañuy ànd ak yéen dugg ci biir kër gi daal di tànn suñu micro ki nga xam ne mooy docteur Alioune Sarr waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu bu leen di permettre ngeen xam kan mooy suñu invité léegi lay doon. mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci seen émission bi di côté cour côté jardin comme ni ñu leen ko waxee nag tout à l'heure ñu ngi fii ci Sacré-Cœur 1 ñëw seet si ki nga xam ne moom moo di docteur Alioune Sarr askan bi gën koo ràññee ci président CNG moom la ñu fekk fii ci këram dalal ko tey pour ngeen gën a xam nit ki moom la kan docteur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp. di leen dalal ci kër gi. merci beaucoup. di leen déglu. noonu la ñuy def daal di dem ànd ak yow seetaan portrait bi nga xamante ni leen nii defal nañ la ko ñu ànd ceeg Del Malick pour que mu wax ñu kan mooy docteur Alioune Sarr nañu dem dellu si waat. bu ñu nee docteur Alioune Sarr faw rek xel yu bari dem ci powum jongante bi ñu naan lamb te kuréel bi ñu duppee CNG mu di comité national de gestion de la lutte yore doxalin gi moom nag docteur Alioune Sarr mu ngi amal njàngam diggante Fatick ak université Cheikh Anta Diop de Dakar gannaaw loolu mu dugg Abass Ndao en tant que jeune médecin en novembre 1975 ba 1981 mu nekk fa médecin chef te waaye 1987 la nekk ki nga xam ne moo di directeur amal fa taxawaay gu mucc ayib ci doxalin. si fàttaliku CNG si atum 1994 la ñu ko taxawal si ndigalu Ousmane Paye nekkoon ministre des sports yooyu jamono. nga xam ne moo di Alioune Sarr cosaanoo Fatick ñu bëri ràññee nañu si moom fulla ak fayda ci doxalin am ay principe yu dëgër yoo xam ne nit mënul muus ba jële ko si. waaye gannaaw lamb docteur Alioune Sarr ku am cofeel la ci jur gi maanaam yarum xar yi ñu woowee laadum. mel ni kon jiite gi mu jiite clinique Pasteur yàkkalu ko lenn ci ay activité am wala sax dund cofeel geneen gu mu am lu dul làmb. docteur ginnaaw bi nga seetaanee portrait bii ñu la defal lan nga ciy yokk loo xamante ne nii askan bi umpale nañ ko ci yow. xanaa fàttali rek ne sunuy waajur Saalum lañ jóge woon. diggante Djilor ak Missira. sama papa liggéey ci Fatick ñu juddoo Fatick màggee fa suma waajur bu góor doon ko tuddoon Jaata Sarr mu ngi dëkk Djilor Saalum soo déggee Djilor Saalum nag mooy Djilor bi nekk diggante Foundiougne ak Passy. d'accord. ci taarixi Sénégal ñu di ko wax Djilor Diognic ñenn ñi sax ne du Djilor Diognic mais Djilor au ñik la ci séeréer ñik ci séeréer mooy l'éléphant. suma yaay jóge Missira. Missira bari na ci Sénégal mais diggante sooy dem boori Kaarang am na Missira boobu ñu wax Missira Fodé Senghor Ba. Fodé Senghor ko yàlla mayoon la ci xam-xam ci diine alxuraan moo ko sanc dem jëli rakkam mu ñëw mu def ko chef de village. am na jumaa ju célèbre bu nekk foofu Missira. Fodé boobu moo meññ Séni Senghor jur Aïssatou Senghor suma yaay. waaw mais ginnaaw loolu foo jàngee. man Fatick laa juddoo. dispensaire Fatick. waaw. juddu ci loxo sage-femme bu doon wax Clotilde Ba. doonoon soxna président Mamadou Dia. xaw naa tudd Mamadou Dia. màgge fa. dugg daara. def ñaari at juróomi at laa dugg daara bi juróom-ñaari at. parce que boobu juróom-ñaari at la ñuy dugg école. dugg école primaire. quartier Ndouk Fatick. fa la président Macky Sall jànge mais après ñun. ma jóge fa. am entrée en sixième yàlla def ñu indi ma lycée Van Vollenhoven Dakar muy Lamine Gueye tey.
ba ma am fa suma baccalauréat série D. après dem université Dakar jàng médecine. ginnaaw loolu da nga spécialisé wu ci bi nga defee sa formation médecine ba pare daal di doon gynécologue donc ci biir loolu noonu lan moo la inspiré pour que nga doon loolu noonu sa bëgg-bëgg la wala sa bëgg-bëgg waajur la fan la bëgg-bëgg boobu noonu jóge suma waajur docteur la bëggoon ma doon. d'accord. parce que moom ci boppam ci hôpital Fatick dispensaire yi Fatick la doon liggéey. du corps médical nag moom c'était un ouvrier. un ouvrier spécialiste, c'était un chauffeur mécanicien. mais foofu la newoon doon presque collaborateur médecin ya fa jaar yëpp. ci famille bi nag xaw ma lu tax. mu defoon ci suma bopp boobu duggaguma sax école primaire. que docteur laa war a doon. def ko ci suma xel daal be mun naa wax ne mosuma jàpp def beneen métier bu dul boobu. léegi damay toog di xalaat sax ne waaw man su ma yàlla dimbalewuloon ba ma doon lan laa waroon a doon parce que. bokkuloon ci suma programme lu dul doon docteur. waaw donc yàlla dimbale ma ci. ba ma doon ko ci alors. li tax ma dem gynécologie. foog ma nettali ko. dama nekk étudiant en médecine nekk 4e année. ñu xëy dàq ñu université. benn groupe. ci li ñu wax ci jamono jooju il paraît que dañ doon pari révolution bu rëy ci campus bi. daal contrôle parti bi fi newoon ci li ñu wax. lu motoon nañ fukk ci faculté de médecine bi. ci li ñu wax mooy dañ leen koo tuumaal kon du woon loolu. man de wóor na ma ne dañ ma tuumaal xaw ma ñi des na. d'accord. parce que mosuma milité ci benn parti politique mosuma bokk ci def naa scoutisme def naa sport. am naa lu ma gëm. am naa lu ma respecté mosuma nangu ko jaar ci suma côté. mu neex la rek. moo am daal année boobu. 1973. lu mot fukki étudiants en médecine. ñu dàq leen université de Dakar. ñii benni at. enfin li des ci année scolaire bi parce que mois d'avril la woon. ñeneen ñi. ñu génne leen université pour toujours. définitivement. mais yàlla dimbale ñu ñi ñu dàqoon yëpp doon nañ médecin. ñii au Sénégal ñii en dehors du Sénégal. ci nga bokkoon. ci laa bokkoon ma for ci doyen Marc Sankale. nee na ba mu jotee liste bi. boobu professeur Madani Sy mooy recteur université Dakar. ma for ci Marc Sankale mu ne. ba mu jotee liste bi dafa woo recteur de ko waaw vous m'enlevez une partie de ma crème moo ko wax. mu ne ci suma soow mi da ngeen tonni ci niiw bi. mu ne ko waaw est-ce que xam nga sa niiw bi suñu wàccee lu ñuy def ci dëkk bi. mu ne dafa bëggoon ñu dem jàngi mu tax ñu bindu France. wala Côte d'Ivoire. ma ne ko man di wóor na ma ne tooñu ma kenn du ma dem. waxtaan teeg suma waajur. sama papa wat ba ne su fekkee ne. yow gëm nga ne amoo dara looy reprocher sa bopp. defal lu la neex. ma dem suma mag. doon inspecteur des impôts et domaines Farasar nekk Diourbel. boobu Dakar commencé woon naa fi ennuyé wu. ma dem ci moom Diourbel. commencé ennuyé wu parce que defuma dara ma laaj ko boobu hôpital Lubke hôpital bu siiw la ci Sénégal. boobu allemand yaa ngi fiy soog di jóge bàyyi fi li ñuy wax daal benn hôpital bu taaru. bu bari njëriñ ci réew mi. fu mu nekkoon. Diourbel hôpital Lubke. ma laaj ko mu ne ma ankañ. ka fa nekk kilifa. ñu di ko wax docteur Serigne Momar Ba yal na ko yàlla yërëm génn àddina daaw. et moo ko doon surveiller lycée Vannes moom itam parce que lycée Vannes la def. mu boole ma ak moom. ma nekk fa ba année scolaire bi jeex ba ubbiwaat ma ñëw di jàng. donc 75 may dox ci dëkk bi dajeeg Serigne Momar Ba. mu ne ma yow maa ngi lay wër fu nekk. ma ne ko lu tax mu ne ma dañ ma affecté Dakar. te dama bëgg ñu ànd liggéey. ma ne ko jeexal naa suma njàng de mais dafa guma suma thèse mu ne ma amul solo. insister mu insister finalement mu convaincre ma. ne ma demal gis Sankale parce que Sankale mun naa wax ne ku ma bëggoon la. ma dem mu may ma autorisation ma ñëw Abbas Ndao en 1975. Abbas Ndao boobu tuddoon Rupp Mandel. Abbas Ndao benn docteur bu fa nekkoon la amoon tur. ba mu génnee àddina Serigne Momar Ba boobu moo demandé mairie Dakar. ñu jox tur wi
hôpital bi Touré Abbas Ndao maternité bi rek a doon fonctionner boobu booba bloc bi ak yeneen services yi existé wul maternité bi rek moo fa nekkoon doon yoonu it benn maternité populaire néew doole Sénégal yëpp yu Dakar yëpp fa lañ fajoo ñoo di mucc si doon nañ am ba ci ñeen fukk ba juróom benn fukki accouchement ci benn 24 heures ci benn bés et looloo tax ñu nekk fa 1975 nag ba 96 mun na moo tax ma wax la ne dàq bañ ma dàqoon université moo ma dugal ci circuit bi parce que amoon na leneen lu newoon ci suma bopp lu ma bëggoon a def mais loola aussi la ko génne ci suma bopp dama gis niñ doon traité ci service boobu ay doomi aadama te dëppoowul ak man li ma gëm. dëgg la mais sa nekk Abbas Ndao la ñuy ñëw ndaxte foog naa ci wéwu béykat ne sa nekkin Abbas Ndao nekkul woon lu yomb ci yow ndax bi nga fa nekkee liggéey fa ba yàlla def ñu jox la fa ay ndombal tànk parce que fu nit di liggéeyee ba am ci yokkute rek tapal nañ la ay ndombal tànk mais ci biir loolu noonu nga indi benn rigueur nag ci hôpital bi. nekk benn nit boo xam ne ñoom dañu ne da nga strict yow moom nii rek la nit ñi di def ku def nii rek nga am ak moom affaire mu metti woon lool mais terewul nga jàpp naka la loolu noonu demee. waaw xam nga nit fu mu dem rek. li ñuy wax ne kenn du tari lu mu jàngul. yàlla daf ñu may chance ñu am ay waajur yu baax. muy ndey di baay suñ baay nag rigueur boobu nga doon wax nag ñu jële ko ci suñ waajur bu góor bul fen bul sàcc lu métti muñ ko donc ñu yar ñu ci rigueur boobu soo tooñee suñ lay duma amoo droit jooy def nañ ci yow jom parce que loolu jom lay doon fulla fayda ràññee doylu dama yegg si Abbas Ndao ñaar fukki at ak juróom-ñaar laa ma yegg si fekk fa docteur Serigne Momar Ba ak docteur Sakho Signaté mooy papa professeur Abi Signaté pédiatre et service bi xawoon na léegi trop parce que service municipal la woon bari agent ña ca ëpp di jigéen ña ca ëpp amuñ diplôme mais dooni doomi diw jarbaati diw service municipal daal ñu yegg si gis ne nit ñi heure bu leen neex xëy si heure bu leen neex wàcc ñu ne leen nag léegi da ngeen di ñëw waxtu wàcc waxtu ma amoon slogan venez à l'heure partez à l'heure mais restez à votre poste de travail xëy si leen waxtu wàcc leen waxtu te su ngeen ñëwee ci service bi ku nekk na yem fi mu war a liggéeyi ma yokk ci on a le droit d'être pauvre mais on n'a pas le droit d'être sale nit mun na ñàkk mais nit warul tilim ah bu xaw a métti ci ñoom parce que xamuñ ko woon métti ci yow tamit man su ma xasee gëm dara du métti ci man su ma xasee gëm suñ devise Sénégal lan la on nous tue mais on ne nous déshonore pas dañ ñuy rey mais kenn duñu toroxal ñu gëm li ñu gëm yàlla def bés may doxantu ci couloir bi mu am ñuy wax te gisuñ ma ñu topp bu leen sonn ñi fi jaar yépp ku ci xëcc weer rek su weer wa dee rek mu génn ca la nekkoon loolu la gën ma nag yokk jom gën la révolté loo pas de révolte gën ma gëmloo ne maa ngi ci li nga nekk baax na fukki at dinaa xëy si avant 7h moins le quart wàcc 2h du matin parce que tant que wóor na ma ne tant que maa ngi ci biir service bi kenn du jalgati li ma gën a gëmloo ne nag li ma nekk dëgg la nee naa la 1975 laa dugg Abbas Ndao 83 sama papa génn àddina ci biir hôpital bi gu mel ni guddi alxames timis ñu yóbbu ko Fatick xëy àjjuma denc ko Fatick ba ma yeewoo ma gis waa hôpital bi yëpp Fatick fi ñuy préparer góor gi yëpp man maa ngi am problème parce que dama ne ñii aw ma ak ñoom jàmm apparemment comme ni nga doon wax parce que métti woon na ci ñoom métti ci man ma ne ñii kon amantewu ma ak ñoom jàmm luñ fi wut si dañ dencee góor gi pare ñëw waxtaan ñu jóg di ñibbi nag bañ ñëwee fi ñu ma fekk jaali ma bëgg a dem ma ne leen du ngeen demee noonu ngeen di wax ci suma métti gi ne waaye yéen aw ma ak yéen jàmm lu ngeen di wut Fatick
kenn ci ñoom ne ma docteur Sarr même sa bés yi déjee papa ma ne déet dama bëgg a comprendre. ñu ne ma nag li nga ñuy xëcc yaa nekk ci dëgg. ñun ñëpp nga yemale. ñun ñëpp nga yéene jàmm xanaa dañ ko xamuloon. ma leen kon kañ jërëjëf li ma nekk kenn dootuma ci jëli ci loolu lay continuer. comme ni nga yàlla dimbale ma. 75 laa fa ñëw 1978 ma def suma thèse en médecine. 1981 docteur Serigne Momar Ba woo ma bureau ne ma day dem retraite par anticipation en 81 mais man maa koy remplacer ci poste médecin chef bi. wax léegi nga doon gynéco di saytu jigéen ñi di leen assister mais terewul ci fànn boobu noonu nit ñi ràññeewul la ci bu baax il faut que nit xam la walla mu gëstu la pour am na ci fànn boo gën a ràññeekoo. lan moo waral loolu ak yan jéego nga def ci sa métier boobu noonu. xanaa affaire yi jamono la rek. mais ñi toll woon ci ëmb. mucc walla yàlla def gaawuñu am njaboot. diggante 1975. ba 96. ba fii ñuy waxe ñooñu de foog naa xam nañu. peut-être génération bi. juddu 90 94 fekk ma ci làmb ji mu am coow trop. peut-être ñooñu ñoo xam te li ngay wax sax. mos naa nekk biir clinique Pasteur bi ma nekk dajeeg benn kilifa. ñu ne runkum ci couloir bi ma gis ma blouse ne ma mais. vous êtes médecin. ma ne ko waaw mu ne ma ah moi je pensais que sa turandoo mooy médecin. waaw ma ne ko ah am naa jaar-jaar. tekk naa baas ndaw ñaar fukki at ak benn. doon naa fa médecin chef fukki at ak juróom-benn. doon naa fa directeur d'hôpital juróom-ñaari at. di continuer yàlla dimbale ma bi fii may waxee ak yéen. yàlla ak may suturaal maa ngi exercer suma métier. ba léegi. te noonu la continuer it am clinique bu mag boo xam ne sax ñu ngi naan yow ci sa liggéey yow yaa ko moomal sa bopp te ci biir clinique boobu aussi tamit yaa ngi ciy jàppale jigéen ñi ndax dafay am sax bis boo xam ne da nga koo jagleel ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw nga leen di faj parce que nee naa la dañoo gëstu xool bu baax say mbir donc am bis boo xam ne jagleel nga ko jigéen ñoon nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw pour nga leen di mën di jàppale ci li nga xam ne moom moo di faju bi ak li nga xam ne moom moo ci topp est-ce que loolu da nga koy confirmer te effectivement ndax yaa moom clinique bii ñuy wax. waa ci kàttani yàlla di clinique bi maa ko moom. li des nag moom jarul a wax. jar naa wax ndax nee nañ lu baax dañ koy fësal te macha allahu rabbi man moom tey li ma dégg ci yow yëpp ñu wax ma ko dama jàpp ne lu baax la te kon lu baax dañ ko war a fësal. waaw mais nee nañ ki def lu baax li waru ko fësal. parce que day nuroo gis ci boppam. te yàlla nañu ci yàlla musal. amiin kon nag ñi ko wax. ah peut-être am na fu ñu ko teg moo tax ñu wax ko. ñu nangul leen ko. waa docteur dañ lay laajte ci métier bi nga xam ne moom nga tànn sa bopp muy gynécologie ba def ko tey jii nii macha allah lan nga ci dund loo xamante ni la nii lu la marqué la ak aussi yan jéego nga ci def ak jigéen ñi. waaw xam nga liggéey moom jaamu yàlla rek la. rawatina ku yàlla dimbalee may la xam-xam ci faj. mais médecine aussi dafa laaj yërmande bu bari. dafa laaj li ñuy wax am déglu rawatina nag soo ko séqee ak jigéen ñi. première anecdote bi ma lay njëkk a wax mooy ba may jeune médecin di célibataire jigéen ñi su ñëwoon boole seen jëkkër yi lu ñu wax damay mer journée boobu góor nu mën a defe lii jigéen nu góor bu da waxe lii yàlla di ma dimbale di ma nattu ba ma xëy takk jabar di dem ba ci biir léegi nit ñëw boole ma ne tekk su waxee ba yeggal ma ne ko madame ba may célibataire lu ngeen wax am dëgg bi ma amee soxna ak léegi vie de couple du ay caaxaan mu nattu leen fi jëlee dëgg dama wax rek noppi muy métier bu noble su ma ko mënee waxee noonu c'est-à-dire boo xam ne ni nga koy dundee day sori trop ci yow mais nag nga nekk fekk ci lépp nag lu la neex ak lu la naqari bi gën a triste ci li ma dund benn jigéen la woon ëmboon dañuy wax grossesse pathologique ëmb bu xaw a am complication ñu entré ko fekk boobu dañuy jël garde par ñetti fan
ñun jeune médecin yi mu am équipe bu ko recevoir oon ba wàcc seen garde ñun ñu yegg si ma dugg ci salle bi ñuy wax salle grossesse pathologique yi fekk ko mu tëdd may def sama visite guddi ma ñëw fekk fa ne ca kii mu ngi fi ba léegi kii lu tax opéré wuñ ko ba léegi am benn sage-femme bu ma àdduna ma docteur Sarr kii de ñëpp bàyyi nañ ko fi lu tax doo ko fi bàyyi fekk dama ko bëggoon a opéré ci guddi googu ma ne wax daal baaxul na ko wax nañ ko bàyyi ma xëy ne nañ ko préparé lu tax ñëpp bàyyi ko fa woon. mais objectivement ci médecine amuloon benn raison. ah ñu xëy ca guddi gi laa ko bëggoon a def mais li ndaw si wax. ma dellu gannaaw parce que suma maam daf ma jàngaloon ne soo fekkee ay xale di fo rëdd. ne ko jéggi dee teggil te ne ñoo mun a wax du lu dul noonu. na xëy ne nañ ko préparer am ay urgence ba boori 2 heures ñu yóbbu ko bloc opéré ko yàlla def doom ji dund moom itam macha allah yëpp normal ñu toog mu dugg réanimation ma toog ba boori 9 heures ci guddi suma benn xarit di médecin seet si ma fekk maa gardé woon boobu sunu chambre de garde mu ngi woon ci premier étage bi ma ne ko dañ def tour avant ñu yéeg ñu ñëw daal fekk ndaw si ci situation bu doy waar ñu mujj génn àddina même ndaw si. même ndaw si loolu metti na de. lu doy waar lu doy waar lu doy waar li gën a métti mooy mbokk yi def délégation ñëw gërëm si ma nga koo yaakaaroon ne sauvé nga ko mu génn àddina malgré cela famille am jël loolu considéré ko comme lu rëy muy doom bu góor ñu ëlbati ko tudde ma ko macha allah. loolu xam nga dafa doy waar mais yow ci sa bopp est-ce que réccu woo le fait que guddi gi defoo woon intervention bi est-ce que jàppoon ne que ne boo ko defoon ci guddi gi doon na mucc man kañ dama ne ndaw sa ak làmmiñam kama noonu ñëpp bàyyi nañ ko fi su ma yëgoon bàyyi doo ko déglu. déet dama koy déglu kañ ba ma xëyee sax duma ko laal waaw mais sauvé nga vie te loolu mooy plaisir ñaari bi vie laa bëggoon waaw alors yi fi métti ma ba ma dem ci suma patron docteur Leroy ne ko damay arrêté gynéco bi mu nettali ba moom itam ay jaar-jaar encouragé waat ni am nag yeneen yoo xam ne ba neex la doon certainement. dinaa ci wax benn walla ñaar benn bi benn soxna su jóge woon Mbuur la ci gàttal ma dégg ambulance bi dugg Abbas Ndaw génn toog tuuti ambulance encore ma woote ñu ne ma Mbuur la jóge mais mu ngi ci situation bu doy waar yóbbu ñëw na fii ñu ne ko du fii yóbbu ko la Dantec ne du foofu ma dem gis ko daal mu nekk dans le coma mais parce que dafa xëpp deret bu bari ma jël ko ne dama koy yóbbu opérer ko pour au moins comme doom ji génn na àddina au moins mu jéem a sauver yaay ji ndeke suma patron moom itam dégg na ambulance bi moom itam jóg dem salle d'accouchement ñëw laajte ñu ne dafa expliqué ko li ma leen wax léegi ñu ne anamu mu ne docteur Sarr yóbbu na ko bloc mu ñëw fekk ma fi ma nekk ci salle bi di taxasu mu romb ma dugg ci biir xool malade bi génn romb ma ne ma su fekkee de da nga bëgg a jàng sa métier mën nga ci dem loolu mooy ndaw si kenn mënatu koo sauver presque dee na jarul ngay sonn mais ma continue sama action dugg ci biir ne anesthésiste bi nelewal ko mu ne ma docteur Sarr kii ku nelewal mu dee ma ne ko dañuy def mu ne ma nañ dem noonu donc ñu opéré ko sans anesthésie yëngatuwul ubbi naa deri biir bi ba yegg ci butiti njurukaay bi gisuma deret c'est-à-dire benn toqi deret rotul boobu yëpp anesthésiste bi ndem si yàlla Robert Badiane boobu mu ngi def liggéeyam moom itam mu koy sol deret mu ngi sol deret mu ngi koy réanimer bañ pare opération bi yóbbu ko réanimation ñoom ndaw si ak kii ba 2 heures du matin mu wax ñu turam wax ñu fi mu dëkk ci Mbuur wax ñu ko turi jëkkëram loolu nag di sant yàlla bu rëy mais comme ni ma wax rek affaire yi nit ba mu tanee
dañ ko expliquer liñ ko defal yépp mu ne amul problème parce que butitu njurukaay ba il fallait que ñu dindi ko parce que dafa tojoon ci biiram pour mun ko sauver mu ànd ci mook famille ba mu demee ba def lu mu juróom-benn weer dellu si waat visite keroog ba muy ñëw na mu ngi toilette def seen yëfi jigéen ñooñu macha allah waaw ñu ko seetee ba noppi nag waaw docteur Sarr amuloo woon nag benn solution bu dul dindi sama butitu xanaa biñ ko sauvé ba pare àddina ngoon mi ngi noonu donc daal métier bi daal di nga ci am lu la neex di nga am ci lu la naqari xam nga ñaari kaalaaw xone ne dinaa ko tudd boobu mooy bu njëkk bi beneen bi dama nekk suma bureau Abbas Ndao waa maladie infectieuse Fann téléphoné ma ne ma dañ am benn jigéeni wérul bu nekk à terme mais dafa am tétanos médical mu ngi dans le coma te tétanos médical kenn mënu ci dara donc àla kulli àllin dese woon na ko lu néew pour mu génn àddina yaay ji ñu ne dañ bëgg ñu indi ko Abbas Ndao pour ñu opérer yaay ji au moins sauver doom ji parce que doom jaa ngi doon dund ñu jël suñ disposition yëpp fi ma toog suma bureau di xaar ambulance bi yegg si suma benn infirmier fekk ma suma bureau daw tël bunt bi rek ne ma docteur Sarr ambulance bi yegg si na may malade bi gaañu na ci oto bi ma ne gaaw leen ñu dugal ko bloc ne ko dawal waxal ñu dugal ko bloc yow dawal indil ma bisturi bi ma dajeeg malade bi ci ak chariot bi ci couloir bi ubbi biir bi ci couloir bi ndax boo yéexoo amul gant amul dara parce que xamoon nañ ne délai bi xale bi nar a dund ci biir yaay ji gaañu du yàgg lool yàlla dimbale ñu ubbi biir bi génne xale buy dund te xale bi mi ngi dund ba tey jii nii yaakaar naa ko gisatuma ko parce que loolu ëpp na fanweeri at ak juróom mais yaakaar naa ne mu ngi dund ba léegi waaw mais daal ba mu juddoo amul benn problème xam nga macha allah mbokk yi xarit yi ñuy seetaan lii la ñuy bëgg a xam découvrir beneen facette bi nga xamante ni leen nii ndax lii moom ñu bëri umpale woon nañ ko ñu ko umpale peut-être parce que ay ati at ci rajo yi ci télévision yi def naa ay émission yu bëri ci affaire yi jigéen ñi ci affaire yi fibromie ci affaire yi njur ci affaire yi nu ñuy suivre grosse ay at mais nag lu nekk ak jamono la dëgg la mais nag xale yaa ngi fi aussi foog ñu bàyyi leen ñoom itam ñu jël seen place ba wax dëgg yàlla loolu moom da ciy daal di baax mais ci yooyu yëpp nag weesoo foog naa docteur moom dina déglu musique wala waaw façon musique yu bëri de daa ko dégg ban moo si nag traditionnel laa gën a bëgg buñ la waxoon nga tànn ban ngay tànn ban musique bu la ne Njaga Mbay est-ce que duñ la may Njaga Mbay dem dellu si waat ànd ko téléspectateurs yi Sourket ko fee waaw nañu ànd ak mbokk yi xarit yi ñuy seetaan daal di dem seetaan clip bi dellu si waat langak moom a ko gan muy bare daan ngay ree dégg naa du ko tere feeñ waaw suulu kar du ko tere feeñ suulu kar du ko tere feeñ soxlo mbar langak moom a ca gan muy bare daan ngay ree oo du ko tere feeñ kañam pangul muuru yàllaay naaya te leere ñu loo fekke kañam pangul muuru yàllaay naaya woo du ko tere feeñ suul kar du ko tere doxlo mbër lang ak moom a jagan muy bare daan ngay waaw waaw du ko tere feeñ mbokk yi xarit yi ñoo ko gisandoo mais docteur lan moo tax nga tànn kii di Njaga Mbay ak morceau bi di Sourket bàyyi loolu rek Njaga Mbay c'est un grand philosophe te man dafa am lu Léopold Sédar Senghor doon wax mooy enracinement avant ouverture nit day xam boppam souvent am na lu xale yi wax ne dañ gëm seen bopp
man gëwuma ko gëm boppam. parce que soo gëmee sa bopp su yàggee dafay tax sa bopp rek ngay jiital. soo xamee sa bopp nag da nga koy yaatal. donc nit dafa war a xam boppam. mooy li Senghor doon wax enracinement. après nag ouverture nga ubbeeku nag à travers le monde. pour mun a dund sa jamono ni nga ko war a dund. Ndiaga Mbaye était un grand philosophe de la chanson sénégalaise. seen génération boobu yëpp moom Ndiaga Mbaye ak ñeneen ñi et j'aimais bien très jeune di dem Sorano di leen déglu da nga ciy jëlee ay inspiration yu bari loo xam ne dafa dëppoo ak suñu société ak suñu culture jom kersa fulla fayda ba pare nag Ndiaga ci woy bi muy wane ne yàlla rek mooy maye te nag li yàlla maye ànd ci moo gën nga jéem ci xëpp leneen. yàlla taal mu doon wax ne suul kër. du ko teree feeñ taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën fay ko. yaa ko wax noonu. sans transition nag dañuy jàll li nga xamante ne moom moo di làmb ji mais docteur dañ lay laaj nag lan moo la dugal ci làmb ji ndax loolu moom faaw ñu xam ko ndax macha allah nekk un intellectuel ba pare daal di dugg ci làmb ji ba pare engagé wu ci bëggoon nañu xam lan moo la ci dugal. juddoo Fatick. màgge Fatick ci biir séeréer yi te xam ngeen ne mun na wax ne le premier sport au monde mun na wax ne c'est la lutte. seetal ñaari xale yu jàng taxaw suñ taxaw yi dañu njëkk a def mooy jàppoo xëccante léewtoo yaa ko wax donc bëri donc juddoo Fatick bëgg bëre mën bëre mais nag sunu waajur nanguwuloon ñuy bëre ci biti pour 1000 raisons yi ma waxoon ci début bi ci nit ñu yare alors su sama papa xëyoon liggéey yi walla ngoon gi ñu dajale sunu ay xarit ci biir kër gi créer sunu mbappat jëli sunu ay xaritu tëggkat yu nekkoon ci koñ bi ñu defar sunu làmb diggante boobu 8h midi 15h 18h la diggante 16h ak 17h mais 17h pile ñu ranger bagage tasaraat defaraat suuf si parce que góor gi métti woon na métti boo xam ne su yegg si woon gis suuf si bari kàmb dina laaj duñ fa defoon donc dañuy defaraat lépp mu normal donc ci loolu lañ màgg bëgg la mun naa wax ne su ma juumul benn wala ñaari yoon la sama papa yëkkati loxoom li ñuy wax yar benn bi dafa génn ma daw seetaani làmb ndekk jiitu na ma ci kër gi te tàggoowuma woon donc ñuy xale di bëre ñëw Ndakaaru di seetaani làmb di seetaan am sumay xarit yu ma doon àndal di dem làmb ji lii Sevan suñu reeroon ba noppi avant ñu dugg étude gannaaw salle de musique bi fi ñu doon wax petit quartier amoon na partie bu amoon suuf doon nañ fa laalante bés boobu la yàlla defee nga dajeeg ku mel ni Mamadou Diop Decroix laaj ko la ma ko fa defoon mos na wax ci benn télé ne moom moo amoon ndam mais wóor na ko ne amuloon dara j'en profite pour jël bu rëy te moom moo ubboon làmb ji bon donc di ko def ba yàlla def Ousmane Paye di suma xarit ñu defandoo lycée bañ ko nommé ministre des sports benn suba mu woom ne ma ndax duma ko jàppale ci làmb ji ma ne ko su fekkee ne xarit gi di dëgg la su sa xarit sóoboo da ngay sóoboo ba pare sa koy laaj lu xew ñu waxtaan mais ma ne ko ñaari at rek lay def dem muy suma nattu nag depuis 1994 ah waaye ci biir ñaari at yooyu ngay def dem ba tey jii nii wax dëgg mu doon ay ati at ma foog ne liggéey rek moom moo la ci dugaloon jàppale tamit li nga xam ne moom moo di làmb suqali ko ba mu jëm kanam bu ñu demee ba tey jii nag ñu toog ñu gis ne que ne am na ci ñenn ci lutteurs yoo xamante ni la nii bëggatuñu yow nga daal di occuper li nga xamante ni la moom moo di fonction président CNG yow loolu nan nga koy dundee ak lan moo tax nanguwoo bàyyi ba tey. alors loo moom bàyyi ko yomb na luñ la dénk wóolu la ci sénégalais yi macha allah bari ñu tànn la ci fu sa mandat jeexee ñu delloo la ko su la wóoree ne bëgg nga sa réew bàyyi ko du yomb mais ñi koy wax est-ce que c'est la majorité est-ce que mooy li ñuy wax ci tubaab ñi ci gën a néew te ëpp ci coow ak seen représentation ci biir
ba pare du ñoom ñooy nommé man mosuma laaj dara dans loolu. bañ may nommé médecin chef daf ma bett. bañ may nommé directeur d'hôpital dañ ma bett. bañ may woo ci làmb ji daf ma bett mosuma jóg uti. dinaa ñaq nag nangu li may def. jox ko àqam. di des nag ma bàyyi ko du ma ko jox. waaw mais docteur loolu yëpp d'accord nañ si te macha allah noonu nga ko doxalee mais soo doxalee noonu xam nga yow tey man li ma ci jàpp rek mooy tollu nañ ci àddina foo xam ne yàlla teral na la xëy na du lenn li ngay séentooti ci làmb pour si ak wàllu koom-koom donc ginnaaw loolu noonu yow boo dee liggéeyal ay nit ñu dem ba liggéey boobu même bu ñu nekkul majorité bi am na ñoo xamante ni ne ñoom jàpp nañ ne gisatuñu seen bopp yow ci nga nekk président wu liggéey boobu noonu wax nañ la war a changer te di nga d'accord ak man aussi que ne am na ñoo xamante ne ni dañoo compétent aussi ñu fi nekk ñoo xam ne am nañ ay lijaasa te mën nañu tamit occuper poste boobu noonu doxal ko comme ni nga ko doon doxalee. ñaar bi ñetti yëf lay jàpp ci li nga wax. utatoo ci koom-koom mosuñ ko ci ut. d'accord. mosul am. 1994 bi fii ma toog di def émission bi. télévision lay waxe sunu dërëm moo dem ci làmb ji mais dërëmi làmb demul ci ñun. groupe bi ma yor mosuñu dunde làmb ñooy dundal làmb foog mu leer ci boppi nit ñi am na kenn ci groupe boobu tey di wax bés dañ jóge réunion mu ne mu ngi jéggalu groupe bi parce que foogoo na ne altine bu jot suñuy tas réunion bi ku nekk am na lu ñuy def ci sa poos ñu ne fu ñu koy jële mu ne yéen a ngi nii du ngeen joxe essence nit ñay taal seen oto ñëw lu xew nit ñay débrouiller seen bopp parce que ñun yàlla daf ñu dimbali te loolu laa waxoon Ousmane Paye ñi may liggéeyal maa leen di tànn parce que dama bëgg a tànn ñoo xam ne su ëllëgee suñu waxee mu wóor ma ne li ñuy jëfal dëppoo na ak man li ma gëm suñu waajur daf ñu yar ci ne war ngeen a góorgóorlu ba bés bu wax jotee stade nawle nga mun ko xool ci bët ci fulla ci fayda ci yar nga wax li nga bëgg a wax gàcce mënul paase sa nawle wax nga sëgg donc ñun yàlla dimbale nañu ba fii ñu toog wax ak yow du ma suñ ut koom ci làmb dimbale nañ nag làmb ba am ñu ci am koom yu bari Balla Beye doon na wax ne dañ bëgg ci 4x4 yi dañ bëgg ci costume yi ah mbër yi mun a bëri te yàlla def ci seen wërsëg am nañ ci étage yi am nañ ci 4x4 yi am nañ ci costume yi mais ñun moo suñ te loolu seen liggéey moom moo ko waral ak seen organisation ku soxorul yaakaar ne di nga ko wax tombe mooy indi ay gaaf année bi ma njëkkee ñu nommé ma fekk manager yi toog fii Gibraltar wax leen ne dañ ma dénk làmb ji xamoon nañ ma parce que xamoon nañ su ma bëgg a lañ ma njëkk wax mooy yéen borom karawaat yi lu ngeen ut si ci làmb yi mooy li nga wax léegi ñiy jàng école ba ma leen développé les idées yu njëkk yi ñu ne ma làmb yàqu na parce que làmb kenn du ko silwiise mais ba làmb silwiise la am njëriñ ci nit ñi bu njëkk pour seetaani làmb foog nga wuti grand boubou léegi da ngay costume karawaatu dem intellectuel yi ëpp ci làmb ji léegi ñi jàngul donc ba pare xaw ma lu tax ñu bëggoon a jël parce que ñun ñoo koy moomal suñu bopp basket a ngi fi kenn mosul wax ne basket ku jàng école waru fa dem kenn mu la su wax ne football ku jàng école lu tax ñu ne làmb jiñ moomal suñu bopp ku jàng école waru fa dem dafa def tubaab bi dafa defoon ci suñ xel que li ñu moom amul valeur que ñoom li ñu indi rek moo am valeur et je pense que suñ passage foofu wane na ne liñ am na valeur te loolu dem na ba fii ma toogee ak yow fédération internationale jël nañ lutte africaine teg ko ci suma loxo pour me vulgariser ko à travers le monde donc liggéey am na fa ñu nangu ko ñu bañ ko nangu am na jéego yu am solo waxuma nag aucune œuvre humaine nag n'est parfaite nit mënul liggéey lu mu war a gis boppam sallallahu alayhi wa sallam sax am na contestation yu ne ci yàlla ci boppam am na ñu gëmul yàlla kon nag lu tax Alioune Sarr rek ngeen yaakaar ne li muy def ñëpp war nañ ci mun a ànd dëgg la alors ñi jàng nañu ñëw man lenn rek su fekkee dañu bëgg jarul làqu ci ay gannaaw nit nañ ñëw toog ne dañ bëgg man ministre may jox wotewuma campagne ma defuma dara damay toog ñu ne ma kaay téyel nañ dem ci écurie yi ci école yi liggéey wane seen bopp
ñun ñu mun a teel a dem sax moom moo ñu gën a. mais docteur dégg naa nag ñàkk liggéey xañu leen ko dégg naa sa mandat bu mujj bi nii parce que ministre Matar Ba dafa nekk sa jarbaat loolu moom moo tax mu daal di lay woowaat pour nga ànd ak moom ci liggéey bi sinon. am na fulla ak fayda joo xam ne poste ministre am bale moo ko gënal insister pour Alioune Sarr doon président CNG te yaakaar naa ne su fekkoon ne liggéey bi demul yoon. su ma fa tegee ka ko fa teg jële ko fa. ah boo dee nijaayam te xaritam nag te bu la fa bàyyee du ko coûter dara. non ñun dafa am lu doy waar. lu ñuy def duñ ci jiital mbokk walla xarit. njëriñi réew mi lañ ciy jiital. bu ñu waxee nag président CNG dañuy wax tamit lutteurs yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci wàll boobu noonu yéen relation nga am ak ñoom parce que tamit dañuy gis ne souvent dina am ñenn ci ñoom ñoo xamante ni leen naal ni ñuy déggee ñuy waxee ci yow doonul wax joo xamante ne lu ñu mën a rafetlu la donc yan relation nga am ak ñoom parce que ñu ci bari ci ñoom nee nañ da nga sévère da nga strict da nga metti donc voilà quoi. xam nga sénégalais moo metti parce que dara dañ bëgg lu bari te bëgguñ mu dëppook yoon. man daal ku dëppook yoon. mooy ku xam ne àddina nii la. li ñuy def kenn nit munu ko moomu ko. kenn nit du pour moom. lu mbooloo bokk su ko kenn buggee jël akkimu ko damay wax ne man ànduma ci. man ànduma ak loo xam ne jubul ànduma ak loo xam ne doonul njëriñi askan wi donc ñaay wax c'est dommage mais man li ma mun a wax bi fii ma toog nii nekk ci làmb ji depuis mars 94 amul benn askani làmb benn composante bu mun a toog ci suma kanam ma sëgg du benn su fekkee nag ne sénégalais liñ bëgg mooy ne maag moom a ànd jëndi caaf maag moom a àndoon dugg dem ci xawaare bi déedéet suñu waajur daf ñu yare ne su la yàlla defee ngay njiit ñu teg dara ñëpp bëgg ko dugal seen loxo su fekkee yaa leen ko gën a bëgg génneel sa loxo bàyyee leen ko am naa ñëpp jàmm mais nag su may xariti démb ñooy suma xarit bi léegi ña ma doon àndal ba ma nekkee école primaire ak lycée ñoom lay àndal bi léegi am naa jàmm ak ñëpp mais utuma xarit bu bees ku ñëw dinaa la déglu su ma mënee faj sa soxla ma faj ko soo waxee lu dëppoowul ak yoon nag ànduma ci ak yow ak koo mun a doon nag mais docteur damay dégg sànq nga ne làmb ba nga ci duggee ba léegi nii utoo ci dara te say koppar sax ñoo ci delluwaat ci làmb jooju noonu yow ak ñi nga àndal xanaa kon bokk làmb ji moom amul budget CNG bi xanaa amul budget mosu ko am mars 94 laa wax bi fii ma toog mosuñ ñu jox budget drapeau chef de l'état soo amoon booba téeméeri junne la lañ doon joxe comme drapeau état bi doon na ci def benn million ñu débrouiller ak sunuy xarit sunuy am di jàmm uti li des defal pour sunu réew mu ab jamono di dox ki njëkk a def 10 millions ci drapeau chef de l'état président Macky Sall la boobu mu ngi primature comme premier ministre président Ablaye Wade après def ci 15 millions tey président Macky Sall yokk na ko ba dépassé na foofu li des nag moo tax ñun soo seetloo du ñu tëgg lam parce que dama wax ne man kenn du ma jëndloo xar mu yaa biir te doo ma jàppale ci dund bi mais nag su ma réew a soxla am nañ ay xame am nañ ay pexe am nañ ñu àndal su événement amee dinañ seet ni ñuy def ba am les moyens de événement bi doxal ko mais budget ne année bii budget bi nii la toll man de gisuma ko dinay am de temps en temps nag de petites subventions yam mun naa wax ci année yu mujj yi mais docteur da ngeen di dagg mbër yi lu bari di leen dagg ay millions yooyu ngeen leen di dagg tamit kon fan lay def ci lu ngeen koy dugal waaw yéen waa presse bi de may nga ma occasion mos naa ci wax kenn ne ko lu bari ci li jëmale réew mi kanam yéen la mais lu bari lu suuxloo réew mi yéen la
parce que ci naka wax lu la wóorul wax loo xam ne su la wóoree it wérul fa ngay liggéey tey di RTS ñu ne la xëy si 8 heures nga abandonné service ñaari weer di nga fayu salaire. ça dépend ci li tax nag. ça dépend de abandonné la mooy bàyyi service waxuma la am certificat médical waxuma la am permission ci sa coobare bopp nga xëy ne tey daal dafa tàng wala du ma liggéey def ko semaine ñaari semaine soo demee nañ la fay. mën nañ ma yërëm fay ma aussi. yërëm nga wax de yërëm bokkul ci jubal yoon soo buggee nit ñi jub. yërmande du foofu. am na ci kenn ci gars yi ba mu feebaree ma seeti ko daf ma ne dee leen yërëm yàlla sax day yërëmaate ma ne ko déet yàlla daf ñu yàkkamtiwul parce que duñ ko rëcc. kenn xamagul ko yàlla ay yërëm parce que tant que yegguñ ci moom ba kàccirig ba génn woo kenn demagul ba dellu si ba wax li yàlla ay defe non li ma bëgg a wax foofu mooy ñun jëluñ dërëmi kenn ñaari yëf ma leeral ko foofu mbër mi taxaw ne jël nañ suma 7 millions jël nañ suma 10 millions muy 15%. Est-ce que wax na ne téeméeri millions la fayu xam nga waxul loolu xam nga su la woon ne téeméeri millions la fayu kii dégg na jël nañ 7 millions ne kii waaye daf ñuy téeméeri millions 7 millions day dara ci moom est-ce que mbër moomu wax na ne kii fayu ñaar fukki junne jël nañ juróom ñaari téeméer wala ñaari junne ca la mu fayu barème bi c'est valable pour tout le monde mbër mi fayu ñaar fukki junne ba mbër mi fayu 40 millions 100 millions ñoom ñu ngi wax sax ne nañ leen fay 100 millions mais benn promoteur mosul déclarer plus de ñeent fukki millions CNG donc mooy première chose bi ba pare ñun lépp ci texte lañ ko def waxuñ nag ne texte yi baax na mais moo fi nekk ku def lii moo la ciy fekk ku wax lii moo la ciy fekk ku def lii moo la ciy fekk su la ci fekkee ci sa xaalis dañ ci comp lii su dee ci da nga def faute bu grave dinañ la puni benn weer ñaari weer at mun nañ dem ba xotti sa licence d'accord nga xam loolu signé contrat bi ñëw ci làmb ji jalgati loolu ba pare ne yërëm leen fan lañ jëm xaw ma lu tax sénégalais di laaj xaalis yi jàmbur te duñ laaj seen xaalis fu muy dugg kenn ci yéen ñi taxaw fii tey may def ak yéen émission bi seen directeur su leen fayee seen salaire ba pare daf leen di laaj fu ngeen koy dugal. mais nag. déet tontu leen ma. bokkul de. impôt yi xam ne seen xaalis la. ñu prélever ko pour askan wi. dem ngeen laajte fan lañ ko dugal. ci réew mi lay ma dugaat ci réew mi lay dugaat. li ñuy jële ci sanction yi. ci làmb ji lay dugaat. ci làmb ji lay dugaat nag. très bien. ni muy dugaate ci làmb ji équipe nationale yi presque ñooy jël li ci ëpp su ñuy dem léegi bañ commencé am tuuti xaalis te damay ñaan yàlla ñu am saison boo xam ne duñ dagg benn mbër incha allah ci gàttal rek gis naa ne ci combat bu mujj bi am na ñuy wax sax ne coow lañ doon coow boo tax dagguñ mbër yi déedéet mbër yee fulaak fayda bëri ci diggi géew ba mu jeex kenn génnul saaku mbër yee réglé daal ñoo réglé ku réglé. yéen itam ngeen réglé. ñun texte yee réglé ñun réglé wuñ dara ñun dañuy appliquer texte rek. donc xaalis boobu. léegi fu équipe nationale regroupée. su Sénégal ne budget bi fukki fan ak juróom la am. ñu seet teg ci yeneen fukki fan ak juróom. fu budget ministère des sports jàppale. équipe nationale teg dërëm. ñu teg ñaar dërëm wala ñetti dërëm. même askani làmb ji wër di coow ñi ci ëpp ku ci am soxla soo ñëwee ñu seet lu ñu mun dimbali la loolu yëpp a ngi fi mais xaalis bi doon leer seen bopp ni waa bureau bi lekkuñ ko d'accord waaw loolu foog naa leer na ci askan bi ñuy saytaan mais docteur est-ce que mën nañu xaar ci docteur Alioune Sarr toog un bon jour rek ñëw daal di ne wax dëgg yàlla man na ndombal tànk yi ma takkaloon ci làmb ji mooy nekk président CNG man tekkil naa ko sama bopp arrêté naa. nit ñi nañ dal xel rek ne lu nekk dafa am bakkan te ala kulli alin fa muy yem kenn mënu ko romb mooy su ma ngëm-ngëm su doon dem rek su ma bëggi bopp dem naa depuis plus de 15 ans nee naa 2 ans laa waxoon
fu ma ne maa ngi bëgg a dem rek ñu jàpp ci ne ma toogal te comme man nag suma réew laa gëm ma toog pour suma réew mais bon utuma ci xaalis awma ci xaalis mais am na ci côté yu ma yokk ci yi may yokk parce que man il faut reconnaître que avant ma doon président fédération comité national j'ai été médecin du sport équipe nationale 1976 de 1981 je faisais partie des médecins des équipes nationales du Sénégal ànd naag football bi tukki ànd naag basket bi ànd naag handball bi ànd naag volleyball bi j'ai été aux Jeux de l'Ouest en 76 bref ça m'a permis de m'ouvrir davantage xam naa ci réew yu bëri dem naa ci ñu ràññee ma ci ba tey fédération internationale am luñ ma sant ci mission à travers le monde kon côté boobu am na lu ma yokk mais du xaalis koppar comme sénégalais koppar rek lañ gëm du koppar parce que nit dund na ba dee te dajalewul téeméer ci biir loxoom te terewul mu dund gu sell. d'accord kon yow parcours boobu noonu ak tey jii nii li nga xamante ni leen nii moo di li nga ci xam noonu expérience bi nga ci xam moo tax nga jàpp ne keneen ku dul yow xamu ko amu ko kon doo bàyyi fii ak yàlla kiiwul damaa bëgg ñu xam kañ ngay arrêté rek man loolu rek laa bëgg a xam ba xam dina am nañu pour nga bàyyi wala yow moom da ngay toog rek fii ak ñu lay soxla rek ngay toog dugal sóoratu Yaasin nga tontu sa bopp man jànguma mënuma dugg sóoratul Yaasin wax ma lan la ci yàlla wax auzu billahi mina shaytaan innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu mu ne kun fa yakun masha Allah innama amruhu man hu boobu mooy yàlla man rek may dogal te lu ma ne mu am waaye sax nit xam nga ne yàlla tamit du wàcc pour ne Alioune Sall na mais mooy créer conditions yi mais su la neexee yow tam nga toog ne nii bu ma neexee arrêté te bu boobaa yàlla ban pouvoir laa am ci nguuri Sénégal pour ne leen du ma fiy jóge kon xam naa ne mbokk téléspectateurs yi xam nañ ne yow moom da ngay pouvoir laa am ci ministre des sports président de la République premier ministre même waa làmb ji ne du ma fa toog d'accord tey su ma wóoroon ne askani laa bu bëggoon ma jóge dañ bëgg ma jóge fi du ma fa fanaan amul dara ba pare amul lu may nëbb de non xam nga nag loo gis am na waaw léegi kon loo gis rek am na kon baax na ginnaaw nag bu ñu waxtaanee ci làmb ji indi ci ay leeral yu bëri xam naa ne askan bi ñuy seetaan sax gindeeku nañ ci lu bëri mais dañuy dem ci li nga xamante ne moom mooy ci sa côté dund ci sa côté njaboot ci sa côté ay soxna ñu bëggoon xam ba xam ko non dama foofu sax laa bëggoon laajte mooy ndax am docteur polygamie la wala monogamie la lan la en tout cas daal damay signé naa pour ñeent benn laa amagum nag maa ngi wut ñett ba tey amagoo ñett entendeur sami ñetti place daal la nga fi di xaar ku ko mën a occupé ñetti place boobu ba tey yow ci benn nga bëgg a yam déedéet dama gisugum rek peut-être mais lan mooy sa relation yow ak sa soxna boobu macha allah sant yàlla ay at ñu ngi ànd yàlla may nañu njaboot ñu sante ko sant yàlla aussi li suma benn nijaay doon wax am nañ famille yu amul njaboot am na ñu am njaboot gisuñ ko am na ñu ko gis dëkk xeex ak xuloog ñoom ñun yàlla dimbale nañu am nañ soxna am nañ jàmm am nañ njaboot suñ njaboot déggal nañu juboo nañ ci seen biir ñuy ñaan suñ borom loolu gën a continuer waaw amin yaa rabbi yàlla na ko yàlla def mais njaboot googu aussi tamit nan lay dundee ak yow ci fonction yi ngay am ci yiñ ciy dégg yenn saa yi naka lañ koy gisee metti xam nga soo amee sa njaboot am loo leen yare sa biir kër ñu yeewu dégg ci biir yi loo xam ne dëppoowul ak ñoom li ñu xam ci yow day métti réaction askan wi da ngay dem ci bërëb dégg waxi nit ñi dañ lay encouragé yenn yi damay taal suma oto klaxonné ma droité mu ñëw wax yu daw yaram suma voyage bu mujj rek dama jógee Maroc di ñëw ñuy dugg ci avion ma dégg docteur Sarr ma gestu moom ku mën a jëbb loxo ne ma xamoo ma professeur d'université la
xam nga kooku utsiwul dara ci man mais ku la nawlaat ci ni ngay doxale loolu satisfaction boo xam ne la wax yu ñaaw yi mënu ko yàq waaw peut-être fu kenn waxee lu ñaaw peut-être téeméer wax nañ wax ju rafet te borom wax ju ñaaw jooju suñu toogoon maag moom dina sëggate dootul wax ak kum ci mën a doon ci ñoom nag ñoom ñëpp nag nee naa la askani làmb yëpp mun naa janoo ñoom xool leen ci bët suñ sëggul du ma sëgg doo sëgg waa docteur comme nag xam naa ne am na ci sa parcours ñoo xamante ne ni ànd nga ak ñoom ànd yu rafet am nga ay relation yoo xamante ne ni partagé nga kook ay yenn nit yi ñu dem dellu si docteur xool kan ngay dalal voilà les téléspectateurs ñoo ngi ci ba tey côté cour côté jardin di seen émission bu bees bi ñu leen jagleel fii ci RTS 2 docteur ñu bàyyi la nga dalal sa gan tey mu nekk sa invité ñu bëggoon xam aussi tamit lan moo tax nga porté choix bi ci moom. jërëjëf et comme ni ko gars yi waxee waa ji ci suma wet ñu mu tudd Babacar Moro Diop. mais xarit yi ak mbokk yi xame ko ci Mbaye Seye di turandoo maître Mbaye Seye bu Saint-Louis yàlla boole ñu lu tolloog léegi ci juróom fukki at ak juróom ñett ñuy ànd macha allah dañu dajee lycée boobu ak léegi daal maa ngi koy supporté moom it mu lay supporté maa ngi koy supporté daal Babacar ñu ngi lay dalal mais jërëjëf rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli et man d'abord dama naroon a récuser le terme invité et parce que invité mooy que nga jëlee ca mbedd ma ka nga jëlee ca biti indi ko fii sama kër la alhamdulillahi rabbil alamin dama koy wax et mën naa ko wax ñetti yoon parce que Alioune am nay xarit waaye bu demee ba tànn ci xarit ya jël tànneef ba et muy man du ma bëgg enfin du ma def lu dul sant ko ci Alioune comme ni mu leen ko waxee maag moom depuis 58 ans ñu ngi ànd benn gàkk-gàkk mosul nekk suñu diggante. ci biti am na ñoo xam ne dañ koo umpale ndax foofu rek laa koy mën a teg ndax nit ki boo ko xamee di nga xam bu baax moom la kan mais ci ñi ko umpale ñenn ñi dañuy wax ne que ne moom dafa doon nit ku naqay deret nit koo xamante ni dafa tàng dafa am rigueur yow mi ànd ak moom 58 ans ndaxam loolu nga gis ci moom. nit ku am principe xam nga nit ñi dañuy jaawale lii. koo xam ne dafa am principe. am des principes de vie. rigueur. am na yoo xam ni dama koy partager ak moom. waaye am na yoo xam ni dama naan ko Alioune defal ndànk. waaye moom. sur le plan professionnel. du négocier ak kenn. li ñuy wax ci moom. yu ci bare. et rigueur bi mu am. moo tax ñu ragal. waaye du une quelconque sévérité. et waaye daal mbiru liggéey moom du ko kii. ñu ci bare sax dañuy ñëw wax ma daal ni waaw mais doo seet docteur pour lii ak et ça. ma am koo xam ne foog ma yem fa. parce que dama xam ni mbiru liggéey bi. du ci fo. du ci fo du ci nekk sax di discuter ak man. waaye koo àndal ay at am na lu la neex ci moom loo xamante ni leen nii moo tax yéen ñaa ngeen mën a def parce que dañuy wax ne montre yu baax yi ñoom ñoo bokk heure lan moo la neex ci docteur Alioune Sarr. li ma neex ci docteur Alioune Sarr bare na. wax naa léegi c'est un homme de principe. c'est un bon père de famille. bëgg na mbokk. lool tabarfakal macha allah. bañ nga xam ne sax léeg-léeg xamuñu leen. dégg naa sànq. muy wax naan mbiru lutte bi et xaalisam dem na ci. et c'est vrai. la nga xam ni boobu nangu ko woon wax ma def naa ko wax. lutteurs yi fii yu ci bari. dañuy ñëw man salle réception Alioune Sarr moo fëgg. dañuy ñëw muy génne kooku xaalisam la. du xaalisu lutte bi di leen dimbali. wala ñu ñëw mu hospitaliser leen wala hospitaliser seen jabar kooku xaalisam la. et loolu yiwoon na ci lool
dañ ko daan tooñ bi mu nekkee recommandel et c'est toujours valable parce que jour consultation yëpp xam naa am na ñu ñoo xam sax ci man dañuy jaar pour am rendez-vous parce que dañuy ñëw secrétaire bi leen on est full ñu woo ma daal ne dimbali ñu ci Alioune Sarr waaye ñu ci bare dañuy ñëw mu seet leen bindal leen ordonnance léeg-léeg bu ko wéree ni ordonnance bi dafa cher mu yónni pour ñu jënd ko jox leen paas gunge leen ah lu mu leen desel loolu ñun sax am nañ ci ay gëstu yoo xamante ni moom la ñu ci def ndaxte wax dëgg yàlla dañuy wax ne que ne tungu ne du toog ñuy nataal mais am na loo xamante ne nii boo bëggee mu wóor la yow da nga koy gëstul sa bopp te man jot naa ci ñaax ñoo xamante ni leen nii wax dëgg xamal ma nañ ma ne ci seen wàllum faj moom moo ci taxaw ba defal leen lépp ba mu yemb mais docteur lan ngay wax ci li sa xarit bi wax lan moo ci doon sa contribution ci li nga xam ne moom la wax nii ci yow. jërëjëf. xam nga nag li olof yi wax. ki la jege lool du doon sa seede mais ànd bi yàgg na ànd bi dañ ko teg ci bokk yoon papaam su ma doon waxtaan ak moom doon na ma wax ne ma Alioune soo jëmee Fatick ma jëm Ndar ñu bokk oto suñ yegsee jam ñaajo foog mu am ku wàcc oto bi ba caag mu tekk ba ca kanam mu ne ma à une condition ma gunge la Fatick nga def li ngay def ba noppi nga gunge ma Ndar ma def li may ñu àndaat ñibbi si Ndakaaru moo ñu dal maag moom macha allah dañu partagé lépp te loolu dara warul ko lu dul bokk ay valeur yàlla suturaal ñu ba ci valeur yooyu ñu fekk ko sunuy ay mbokk ay waajur di ko ànd même principe yi lañ ñu yare mbokk xarit àndandoo ñëpp benn lañ. yàlla am na kum la booleel ba ngeen sëy ba am ay njaboot ci biir njaboot googu it xëy na yàlla may la ci jigéen ay góor rek lañu macha allah sa taaw say taaw aussi tamit nekk ay seex ñuy ñaan yàlla ñu dund ñoom ñëpp te barkeel mais kenn aussi tamit def na benn témoignage ci yow wax ju rafet ñu daal di koy seetaan dellu si waat ci plateau bi. Le docteur Alioune Sarr mooy nit ko xam ne toujours professionnel qui garde ses valeurs qui a un peu têtu dans ses directions lu mu décidé moom da koy topp mais d'habitude ci yoon bu jub la koy toppee ak ci toujours dans l'intérêt bien entendu du CNG et de l'intérêt du peuple sénégalais et surtout de la lutte et le papa à la maison ça va être le papa attentionné koo xam ne moo ngi fi doomam bi bu ñu ko soxlawee jabaram bu ñu ko soxlawee il est toujours à l'affût malgré heure bu mu munti ñëw mu tardé mu teel a ñëw il est toujours là pour savoir doomam yi ci lan lañ nekk ci lan la ñuy avancer ci lan la ñu nekkee ndax manqué wuñu dara et donc disons que fi mu teg doomam yi ak fi mu teg lutte sénégalaise ñoo bokk ce qui amène quelquefois justement doomam yi di ko ci kaañoo ne ko ah yow moom finalement 6 doom nga am de ñun 5 ak la lutte sénégalaise donc c'est le monsieur que vous voyez tous les jours à la télé souriant avec plein de conviction c'est le même papa qu'on retrouve à la maison un peu plus jovial nit ku bëgg a waxtaan la nit ku mën a waxtaan la boo bëggee waxtaan ak moom yow nga am temps ndax dina la raconter histoire yu bëri des histoires très intéressantes et donc il a sa porte est tout le temps ouverte ni moom amul maa Samba amul maa Demba ñëpp la yemale au même pied d'égalité et c'est quelque chose que kon ni ko waxee tamit beaucoup de fierté. Maman c'est l'encre de la maison moom mooy téye lépp mooy xaritu jëkkëram mooy xaritu doomam mooy yaayu doomam mooy c'est tout. Vraiment, c'est tout. La passion pour la médecine, il a essayé avec les 3 premiers, ça n'a pas marché. Donc, moi, je suis en relations internationales, communication. Séri Kenki, il est en infographisme, Kenki, il est en informatique. Par contre, les 2 derniers, ils se sont tournés vers la médecine, administration médicale. Kitop Timan, il travaille à la clinique et le dernier termine ses études en médecine pour être anesthésiste. Donc, finalement, sur les 5, il a réussi à en avoir 2.
Pour ce qui est de la passion pour la lutte, encore une fois, c'est drôle, les deux derniers, surtout qui top ci man, il rate presque jamais aucun combat, moo ngi fu nekk dugg fu nekk fekkee lépp. Donc il a réussi son combat. Il n'a pas réussi à avoir les 5, mais il en a eu au moins 2 sur 3. Le docteur Alioune Sarr, c'est papa pour moi. Le docteur Alioune Sarr, c'est le président du CNG de lutte et qui feeñ télé li ngeen gis ci moom valeur yi ngeen di gis ci moom amul masque bu ñu gisee këram même personne bi la donc sa famille est très fière de lui. Retour sur le plateau nag docteur ban réaction nga am ci li nga xamante ne mooy témoignage bu rafet bi la sa doom defal. Cheikh Oumar. D'abord ma am lu ma wax ci foofu. suñ caat laa ko tudde te li ma ci gënoon a jublu mooy wane ne famille doo tànn toujours ki ñu gën a yaakaar soo bëggee gën a dëgëral famille bi Cheikh Oumar bi ma ko tudde mooy suñ caati kër moom laa ko tudde mooy caat ci sa njabootu yaay mooy caat turandoo mooy caat ci suma njabootu yaay ak suma papa. D'accord. waaw donc moom laa ko tuddee donc foofu am na symbole bu ma bëggoon a woon nit ñi. Tout à fait. soo gisee suma waa kër sax. dommage que peut-être ma yem ci 5. parce que ñi ma waroon a tudde bari nañ. mais jigéen su amoon mun na am peut-être avant ma tudde suma yaay Ami Dieye laa koy tudde. ndeysaan. Cheikh Oumar donc ma tudde ko suñ caat. yàlla may ma ay siix ñuy suma taaw kenn ki juddu ñuul ni papa ma tudde ko sama papa kenn ki xees ni suma soxna ma tudde ko papa ndeysaan. donc l'équilibre parfait et li Cheikh Oumar wax nag peut-être lu mu dund la dañu am chance ñun yaroo ci suñ loxoy waajur ñu amoon rigueur lool rawatina sama papa rigueur lool foo ko natt romb na ko suñ buntu kër foog naa ba sama papa feebaree la soog a ubbeeku li ni da ngay rombeek buntu kër mu ubbeeku comme ni ñu doon waxee kër toute chose à sa place en son temps ñu yar ñu nag ci jub ci fulla ci fayda mais surtout ci mun a bokk loo am bokk kook say mbokk bokk kook say xarit bokk kook nit ñëpp et ñun itam comme ni ma leen di wax xale yi àddina du dara lu dul course relais sport xam nga relais day am yat buñ la jox nga daw ba ca kanam jox ko keneen kooku daw jox ko keneen maam yi jox papa yi jox ñu ñu ngi jox sunuy doom dama leen di wax ne na ngeen góorgóorlu ba li ñu leen di jox su ngeen ci mënul yokk dara aussi bu mu daanoo ci yéen bu puso bi réeree ci ñoom de grâce waaw li olof xam bu puso bi réeree ci ñoom di sant yàlla bu baax nag parce que ñu ngi ciy def attention bu baax a baax a baax alhamdulilah et te ma di ci yokk ne lit lu mu am ñu bokk day am chance juddu fekk suñu waajur doon ay jullit ñu yar ñu ci diini yar ñu ci côté ceddo bi aussi nag bu baax a baax a baax a baax ñuy wax nag ne ma di leen wax ne lu ngeen am te seen diine jiituwu ci man seen papa bëgguma alhamdulilah côté boobu si ñu ma ciy dimbali bu baax macha allah rabbi mais moom tamit ci biir témoignage bi yemul ci yow ndax témoigné na lu rafet ci yaayam te foog naa yaayam jooju noonu lu mu ko xam-xam yow yaa ñu ko gën a xam naka ngeen sax xamante man loolu rek bëgg naa ko njëkk a xam balaa sax may xuus ci li nga xam ci moom fu ngeen xamante seen xamante nu mu demee xamante bi de kii mooy seede bu njëkk bi pour mère dafa am mag bu mu bokkal baay muy suñ promotionnaire de lycée di Cheikh Fall di sunu xarit comme ni mu ko waxee papaam doon denc mag yaayam am ci doom donc pour mère par transitivité moom Babacar ay cousin lañ ñuy ay xale seen kër aussi doonoon kër gu yaatu ñi def université fac de sciences xam nañ professeur ba Paba lañ ko doon wooye kër ga
doonoon rassemblement ku bëgg rek am nga place ci kër gi ca case ba donc ñu xaleendoo foofu màggandoo mais au départ xalaatuloon sëy lu yàlla tudd li ma leen di wax am na jamono su ma jigéen la mu sa doon su ñëwoon vacances sax jógee temps bi muy jàng comme dama xawoon a tëradi suñ xarit dañ doon wax waxal ci sa càmmeñ ji mu dal waxal ci kii ak yooyu benn anecdote avant ma denc ko am na benn cousinam suma xarit lool la ñu di ko wax Mariam Ba ñoom xamoon ko ci turi Tchatcha. Elle est médecin mais elle est très célèbre, elle est dans le milieu du basket, elle a été plusieurs fois reine du basket au Sénégal. Alors bés ma ñëw ñu daje ci buntu kër gi mu ne ma daf ma mere du ma dugg ci détail alors ma ne ko waa yow doo ma may kenn ci kër gi mu ne ma jamais de la vie li nga ma def wax li tax mu mere ma yaay ji toog da ko doo ko may ki mu ne ko mayuma ko kenn yaay. Quelque temps après ma dellu si ma ne ma mais tu n'es pas sérieux yow nekk ki ba ngay wax ba bu dugg nga ci kër gi te man yëguma ko yàlla boole ñu may ñu njaboot aussi man naqaree dëkkal parce que comme ni muy wax lu nekk dama koy toppatoo xorom si ci waañ wi sax léegi ma dem xool lu fa nekk mais jéem a teg lépp ci principe moom itam mu yaroo ci kër gu ñu ko tege ci ay principe ñu ànd ci principe yooyu nag waaw nag amul nag benn ànd bu neex day neex naqari métti dëgër mais sur l'essentiel on se retrouve c'est surtout la famille mu am dal moom itam waaw ñu delloo kàddu gi Babacar rek moom aussi mu sànni ci ay témoignages parce que moom ñun ñii fi ñëw rek gis nañ ne que ne wax dëgg yàlla macha allah soxna si moom soxna su yaatu la mais soxna su baax la ndax accueil bi rek wax nañu lu bari mais ñu bàyyi la yow aussi nga sànni ci kàddu. fii li fii jaar ci nit te di ko bett baren tey Alioune par exemple wax na ko ni ko dana am ñu ma seet si maag moom ñoo añ kër sërëm bële may wax mu ne ma yóbbaale ma waaye day tabaraka macha allah gis nañu li nga xam ni indi na ko rek pour bégal ñu su ma xarit bële ma àndal mu ngi koy doog a gis mais mu ngi mel ni sërëm yaatuwaay boobu nag mooy li Alioune di wax ca kër ga mu yaroo la ko jëlee. ma bëggoon a yokk rek ci pour mera ma yàlla daf ma dimbalee ba mu jubboog suma njaboot su may waajur ba ñuy dund su sonnoon day taal otoom dem Fatick tëdd ci suma gannaaw yaay ce qui n'est pas facile parce que jigéen ak goroom souvent mais ni suma yaay meloon aussi dafa tax mu ñeme woon ko lool ba lu mu jaaxle du dem ci mbokkam yi suma yaay lay dem waaw loolu chance la macha allah dañu koy remercier moom suñu invité bi kontaan lool aussi tamit ci témoignage yi mu def ci yow xam naa ne dañuy daal di rek dem ci jeextalu émission bi macha allah xam naa nag comme am na kenn ku ma doon gëstu ci say mbir sànq rek li ma waxoon nee na ma ku am diine la loo ko wax rek mu yóbbu la ci alxuraan loolu sax taxoon na ma bëggoon laa laaj ndax xam da nga jàng ba wàcce kaamil wala genre donc xam naa mooy sama dernière question rek ñu daal di tëj. waaw yàlla daf ñu dimbali. comme ni ma la waxee sun kër ku judd soo amee juróomi at ñu yóbbu la ca daara ja mais nag yoruñu woon pot di dem ci mbedd mi. ñu ngi jàngee kër góor gu ñu wax Mbay Aana Ngom soriwuloon lool kër gi ñii di joxe àllarba ñu bokkoon ci yàlla dimbale woon ñu commencé fa jàng di jàng bi am juróom-ñaari at dem école tubaab mais terewul bés bu ñu jàngiwul école tubaab ñu ngi ci daara ji di dem ba maag doomam bu jigéen boo xam ne suma morom la Astu Ngom ñu yor daara ji di jàngale ñu itam suñ kii ma ñëw lycée Van yàlla dimbale ma jël arabe comme deuxième langue donc ba may def suma BFM brevet d'études ak ba may def baccalauréat benn langue laa def muy arabe yàlla dimbale ma aussi en 1966 ma def suma certificat d'arabe littéral
moo tax foog naa ne su peut-être médecine bi doxuloon mun na am jamono ji oustaz lay doon quelque part wala professeur d'arabe suma professeur d'arabe ñun ñaar ñëpp insisté woon na pour ñu dem sur cette lancée là dem jàngi arabe mais dañuy wax ne xam jaamu yàlla xam yàlla tamit daf cee am solo. lan mooy sa mot de la fin. sant yàlla. ba ngeen xalaatee ci seen émission bi ko am naa ci place. sant yàlla ba ngeen ñu boolee ci plateau bi maag Babacar. te yaakaar ni émission bi dina am njëriñ. au-delà ci daje bi rek. que dina am ñeneen ñu muy jëriñ. ci li naka lañ war a doxale pour sun réew gën a jëm kanam parce que ku nekk fa nga nekk bul xeeb la nga nekki su fekkee ne da ngay yaakaar ne yow yaa war a am na la wóor ne su ñëpp amee di nga am lu ëpp li nga yaakaaroon kon nag nañu jiital sunu réew yéene jàmm sunu réew et comme ni ma ko wax ku yéene Sénégal jàmm yal na la yàlla jàmmal. amiin amiin ku ko yéene safaan wi nag yal na la mbugal topp ba dootoo tal Sénégal. te nit ñi def ci seen xel ne bari le barkeel le moo ko gën. kon nag yal nañu yàlla dimbale. amiin barkeelal ñu. sàmmal ñu sàmm ñu. amiin musal ñu ci lu bari. ay nit rek lañ nag. nous avons nos tares. ñi ñu am habitude yaakaar ne ci suñu doxalin ñu ngi leen di tooñ ñu ngi leen di jéggalu du fond de notre cœur donc ñi ma yaakaar yi ne tooñ na ma ñoom itam jéggal naa leen macha allah sant ak ngërëm ñeel na leen ñu remercier leen baax ci dalal bi ànd ndoog ñu yéen it remercier mbokku téléspectateur ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon saytaan fii ci RTS 2 di leen jox dig daje ci beneen quinzaine ci beneen invité ci yeneen découverte daal dañuy ànd ak yéen rek ñu gëstu leen pour ngeen xam mbokku téléspectateurs yi lépp lu leen umpoon rek ci ñi ngeen xam ne seen ay célébrité la ñu nekk ci télé yi ngeen leen di seetaan saa su nekk donc noonu la ñuy jaaree daal di remercier équipe technique bi nga xam ne tamit moom la ñu àndaloon ci liggéey bi bu baax a baax ñi ngi remercier ñëpp di remercier madame Cissé Code Mohamed remercier aussi waa Esprit Chic ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci bagage yi ba mu rafet di leen jox dig daje mbokku téléspectateurs yi fii 15 jours nag ci côté cour côté jardin ngeen ci ànd ak toujours la RTS 2